ayca Omar ma bàyyi la nga dalal du sax gan xamu nu ma koy waxee mais dalalal Seydina. waaw Seydina Omar Ba tekki bis bi muy jógee oxygène di dem ànd na ak Aliou Ciss bis boobu man laa ñëw oxygène maanaam moom day génn mën ma doon dugg oxygène moom moo facilité woon sama intégration parce que lu tax may wax loolu parce que olof la doon def léegi comme day dem olof bi day am vide ma ñëw la jour bi muy dem nga ñëw combler vide bi quoi. yàlla loolu la dogal mais Seydina Omar tey ça m'a bien inspiré mooy tey jii yow mi doon jàkkaarloo askan wi tey jii yow yaa jàkkaarloog ñun mais nan la lay def ki toogoon ci place di laaj nit ñi ñuy tontu muy traité ay information tey jii nga war a nekk ci place boo xam ne yow da la war a laaj ngay tontu mi ngi mel ne juge bi ñu waree juger tey loolu transformation boobu est-ce que dina yomb ci yow. non da tout d'abord may ma nuyu askanu Kër Massar. parce que aussi ñoom ñoo tax tey ji ma toog fi ndaxte Kër Massar dafa nekk dëkk boo xam ne nii mën naa wax ne sama xol laa ko def. parce que lépp daal loo xam ne nii am naa ko daanaka ci Kër Massar laa ko amee. ndaxte ba may ñëw Kër Massar bien que juddoo wuñ fa waaye daanaka fa la ñu màggee. fa la ñu amee suñu lépp. kon dafay am solo. ñu jëm ci échéance yu ni mel. ñun en tant que doomu Kër Massar ñuy jóg wax ne dañuy jéem a récupérer lu ñu moom. kon maa ngi nuyu bu baax a baax waa Kër Massar. plus particulièrement fi ma dëkk. di Daaru Miset. ak fa li nga xam moo di ci Almadi 2. waaye tamit maa ngi nuyu ñëpp nag parce que man je suis de Kër Massar. natif Kër Massar la. Seydina yow kenn du la xëccal micro bi dañ naan la dellu xëccal micro bi mu gën a jëm ci yow Seydina xoolal ay dóore la fiy jëlee de. waaw loolu def baax na. ay ca mi nga. c'est ça Omar xam nga. dafa am loo xam ni dafa am solo. parce que bu fekkente ne da nga wax ne man bu njëkkoon maa doon dem di jàkkaarloog askan wi. tey jii ma wëlbatiku ay nit di jàkkaarloog man. dañoo delluwaat mbatt rek ca ndaa la. parce que depuis 2014 ba tey. képp ku ma xam ci émission wala képp ku ma xam ci émission bu mës a def maanaam jàkkaarloog askan wi la. maanaam Sénégal ba Sénégal daj. mun naa wax ne gox ba ma fa tegul tànk amut. wala bariwul bokk. may taataan seeni jafe-jafe saa su ne. di ko fësal. mu am nag yoo xam ne nii dana am saafara. am yoo xam ne nii du am saafara. ma gis ne. nekk journaliste certes di taataan ay jafe-jafe di ko relater am na solo. waaye dafa ameen beneen motivation boo xam moo ma tax a jóg. mooy wax ne wax fësal askan wi seeni jafe-jafe am na solo waaye nag fexe aussi. ba jéem koy saafara moo ëpp ci solo. moo tax tey jii bu ma toogee fi fas yéene jàkkaarloog yéen. kooku fierté lay doon ci man. pour xam ne ka nga xam ne nii moom moo doon dem di taataan askan wi seen i jafe-jafe. tey jii dafa taxaw pour bëgg a nekk au cœur saafara seen i jafe-jafe ndax wolof yi dañu ne balaa nga ne naam ne fa. te askan wi fu mu toll nii neexul ba neexul waaye xam naa la ñuy dund xam naa la ñuy sentir kon tey jii bu fekkente ne am na fu ma toll pour ma saafara seen problème dafay yomb. li peut-être li dellusiwaat la parce que du la première fois peut-être ñi doog a gis Omar mu engagé wu nii mais bi Mbacké Diop di nekk maire Kër Massar Gamou Boye nekkoon nga conseiller municipal peut-être musuma la ci poser question mais daan na problème ma ni kii journaliste la dem nekk conseiller est-ce que conflit d'intérêt du am ci liggéeyam maanaam mu war di doon kii traité information ba pare tey jii ñu mu war a doon moom ki ñuy traité est-ce que loolu du am lu mu xaw a lii ci sa métier journaliste quelque part nit ñi di jaawale kan mooy wax quoi boo dee wax. tu sais man j'ai été toujours un jeune engagé man dama mos a engagé wu ci lépp. parce que boo xoolee ba may ñëw Kër Massar j'étais très jeune. ñu dëkk ci benn quartier bu ñu naan Daaru Miset. quartier boobu ñu dëkkoon. mën naa wax ne amul woon dara ci wàllu infrastructure. ñun bañ fa doon ñëw daanaka boo doxee tuuti sax mën naa ne mën nga fa jaan mën laa mat. parce que dara new fa woon. da nga doon toog Daaru Miset taxaw Daaru Miset di seen bëbës. jamono ju ñuy dëkk Daaru Miset. daanaka boo xoolee ba xool pour que nga mën a dugg Kër Massar. bu la timis fekkee ci Ndakaar wala fu mu mënti doon bu yeboo nga fanaan fa. te xam ne doo am oto bu la delloo si waat. ñu nekk nag ci benn quartier boo xam ne nii. gars yi dañu ko doon duppee quartier flottant waaye mosuñu koy jàppee quartier flottant parce que ñun fierté la woon la doon si ñun pour que ñu dëkk ci quartier bi. ñu nekk ay jeunes nekk ci quartier bi gis na ne dafa am ay jafe-jafe ci wàllu infrastructure ñu takk suñuy dàll xar suñu tànk tubéy ànd seeg ñi nga xam ne ñoom ñoo di suñuy papa ñu fexe ba loolu am tey ci quartier bi. suma engagement moom doon may. daanaka mooy doon dugg ci la nga xam ne ni moom moo aju ci wàllu association yi.
parce que Daaru Miset ba ma fay dugg fekkoon naa fa benn ASC bu ñu naan ASC Darkase gi. non xaaral maa ngi ñëw. maa ngi ñëw xam nga maa ngi ñëw c'est que dama ko bëgg a wax rek. dama ko kii question bi mu la laaj. yow dama bëgg a ñëw xam nga tax. Seyna di nga ñu déglu parce que ñun ñooy laaj tey. kii lim la laaj. tontoo go parce que daf ne la ndax yow fi mu toll nii tey booy wax. nit ñi duñu naan si politicien la wala journaliste. est-ce que léegi loolu du am lu muy def ci sa métier. loolu la laaj wala déedéet. c'est-à-dire que tontu ñu doon ngaan ñu ay Daaru Miset. c'est-à-dire que dama ko bëggoon wax. non ñëwal ci lii. c'est que dama ko doon wax. naka laa engagé woo ci wàllu journalisme. waaw parce que xaaral ma ñëw parce que ci mouvement yi ma nekk nii. ci laa def bay jaar noonu dugg Oxygène. parce que bu ñu fàttalikoo ñun dañoo nekkoon ci benn comité développement bu kër local bu Kër Massar. mu am benn organisation bu bees bu tudd FOSES. ñëw créer rajo bu ñuy naan rajo Oxygène. ils ont dit que ñoom du ñu jël ay journalistes yoo xam dañu génn ci rajo ci CESTI. waaye ils vont prendre des journalistes yoo xam ne ñoom leen di former seen i bopp. moo taxoon ñu ñëwoon au niveau de Kër Massar def fa benn genre test. nous étions plus de 300 et quelques doomu Kër Massar yu présenté woon. Dieu a fait que kenn lañ ci tànnoon moo nekkoon man. béti du ma weddi. ñu ñëw aussi ci biir Oxygène. fekk ñu tànn ñu nekk 60 personnes. yoo xam ne ni kenn ku nekk ci yow def nañ ci yow formation bi war ci wàllu journaliste parce que formation bi 6 mois la woon. ba ñu paree ils ont dit que dañuy créer benn rajo. mais pour ñu créer rajo bi il faut que ñu tànn ay journalistes. te gis nañ ne am ngeen 60 personnes ngeen 60 personnes yi. mënuñu see jël ñëpp te 11 personnes ñoo war a tàmbali affaire bi ñu nag dañuy def test yàlla a fait que ci test boobule j'étais le 3e. maanaam ma bokk ci 11 personnes yi nga xam ñoom dañuy tànnoon pour que ñu commencer Oxygène. foofu la embrasé woo métier journalisme. kon engagement bi dafa jiitu léegi engagement bi. dafa jiitu journalisme bi. li nag li des mooy que ku xam taarixu journaliste ku xam journaliste nu mu sosoo daanaka ci wàllu politique daanaka la sosoo tey jii boo demee fu ci mel ne France da ngay gis ay journalistes yoo xam ne nii dañoo fare parti sangam di fa bind. waaye man bokkuma ci journalistes yooyu man dafa am benn journaliste boo xam dama jóg uniquement dugg ci politique pour askan wi loolu kese la. kantaa nag dana xaw a yàq sama métier wala du yàq sama métier mënta yàq sama métier lu doy ni tar fatal ay ni parce que defuma campagne pour ma Samba defuma campagne pour ma Demba damay def campagne pour ma localité. dëkk naa ci dëkk bi gis naa ne dëkk baa nga yàqu te fa mu jëm baaxul ma am ci nag benn part de responsabilité loolu moom moo tax ma engagé wu. te je sais en âme et conscience que ni loolu mënta fell lu doy ni tar fatal ay ni ci sama liggéey. jërëjëf léegi man sëy naa léegi man li may laaj. waa Kër Massar ñoo ne la jógal waaye yow yaa jóg sa bopp c'est que loolu bëggoon naa aussi tamit nga ñëw ci kaan ndax waa Kër Massar ci seen jëm bopp ñoom ñoo xool ba gis ne Seydina mi moo ñu doy wa ilaa yow yaa jógal sa bopp. question bu pertinente la torop bu am solo sax. très pertinent. oui question bu pertinente la xam nga ba ñu defee découpage yu Kër Massar parce que Kër Massar ñun ñoo yàggoon a sàkku pour que mu nekk département. ba récemment ñu def ko mu doon département. ba fa Macky Sall ñëwee ci inondation daaw yi. xaaj ko nag def Kër Massar Nord Kër Massar Sud boole ci wàllu yenn communes yi loolu moo constitué département bu Kër Massar. Dieu a fait que man mu bokk ci Kër Massar Nord. dama toog fii ci bureau bi di gis candidats yi kenn di sosu par benn. candidats yi sosu par benn. te ñi nga xam ñoo taxaw yépp pour xëccoo Kër Massar. ba Kër Massar doonee Kër Massar ba tey wala ba Kër Massar nekkee Kër Massar bi ñu doon wax amul ci kenn ci ñoom koo xam ne ni xam naa la peut-être. xamoo leen xaw ma leen. dëkkuñu Kër Massar quoi. ma toog di xalaat ma ne affaire bi dafa mel ni sama gis-gis quoi dafa mel ni que ab mbedd daal bu ñu teg rek mu nañ ma baal ci wax ji quoi mu mel ni ay nit ñoo xam ay comme ça tan yooyu rek taxaw mel ni que bëgg a xëccu kenn ku ne bëgg a jël sa wàll ci Kër Massar. ma toog di ko xalaat dama ko doon toog di ko xalaat nii rek ma ne pourquoi pas les doomu Kër Massar yi duñ jóg est-ce que dañu war a bàyyi seen avenir rek bàyyi ko ci loxol soi-disant sama mbokku politiciens rek ñu leen di dicter. wax dëgg yàlla yoon wi nga xam ne ñu war a jaar mais pourquoi pas doomu Kër Massar duñ jóg quoi dama ko doon xalaatam honnêtement. waaw ba un jour mu am benn mouvement bu dëkk Darou Missel bu tudd ànd defar suñu gox sama Darou Missel la laa dëkk. ça va mooy sa mouvement bi rek.
non du sama mouvement. non du mouvement beneen mouvement la bu moo nekk sos ci bii. biir Darou Missette. waaw ñoom ñu daje waxtaan ne élection yii il faut que seen quartier Darou Missette joué ci benn part de répartition xam nga lu tax. parce que Kër Massar ba mu nekkee département képp ku fa fal maire. ñaari gox yi ñoom ñoo lay fal. mooy Boune ak Darou Missette. ñu gis ne nag découpage bi daanaka dañ leen ko defal ñoom en tant que doomu Darou Missette. ndax léegi dañu gis ne wartu ñoo jël seen i voix di ko jox ay Massamba di ko jox ay Mademba te ñu am ay doom yoo xam ne ay cadre lañu nekk ci dëkk bi pourquoi pas duñu fal seen i doom comme ça ñu nekk maire. ci lañ ko doon waxtaan ba si yàgg ñu jékki-jékki woo ma téléphone ma dugg waxtaan ak ñoom ñu ne foofu ñu def réunion ba ñu defee réunion ñu proposé ma ko man leen nag lii nekkul lu yomb. nekkul lu yomb lu tax. da ngeen may dama ay kilifa ma waxtaan seeg ñoom. ba ñu ma joxee accord. bu boobaa ma wax li nga xam moom laa nam waxtaan ak sa suma yaay parce que moom laa fi dese. mu ne ma lii lu yàggoon la ci yow lu yàggoon la nga waroon koo def. mais bu fekkente ne mooy li gën ci yow ñaanal nañ la demal. parce que bu fekkente ne defoo ko rek boobaa mën doon ak wor parce que mënoo nekk ci ab localité nekk fa ak say nawle ñu tànn la si ne la dañoo bëgg ñu jiital la nga bëgg koo bañ. kon boobaa mën nañ ko duppee ak wor. même bu fekkee sax da ngay dem pour ñàkk sax demal ñàkk waaye lii bu ko def. Walfadjri laa dëkk aussi ah. fi laay liggéey sama teraanga fii la ne. te Cheikh Niass bien que xale la mais suñu kilifa la. sol suñu daal dem tàggu ko. mu ñaanal ñu wax ne la sax duma ci yem. waaye dama la ciy jàppale lu campagne bi laaj loolu lu mu laaj rek naa ci dugal sama loxo. ah bon kon xam nga. loolu dafa am kon yow noo def defal ndax teel non non parce que sëy naa man sama question bi ma doon ñëw waaw dama bëgg a wax dama bëggoon a xam sëy naa dama mag millions yi ko bloqué la na ko sëy naa dama may tuuti ba ñëw xam nga problème bi Cheikh Niass bu la joxee sunu salaire yi nga joxe ko caution barke Rasulullah sëy naa booy génn ma lay ko na la Cheikh jox salaire yi bu la koy jox barke Rasulullah ba nga dugal ko caution attention lii c'est dangereux. C'est naa a fait une révélation de taille. mais waxul salaire yi. ba waxul ni fa la salaire jëm yi jox. fa la jëm doo lekk suñu salaire ah. waa léegi ndox doo may nit ki mu egg. non lu leer laa koy wax. léegi dinaa ñëwaat ci côté boobu sax c'est que léegi nag ci lañu ma woo. waaw. ñu jiital ma. ñu ne ma ñu ngi sa kan jiital nañ la. ñu ngi sa ginnaaw sampul ñu jàppale la. foofu la initiative bi tàmbalee. initiative bi jógewul ci man waaye mu ngi jóge ci ay jeunes yoo xam ñu ngi nekk au niveau de Darou Missette ñoom ñooy jël seen initiative ne ma kat Seydina dañoo bëgg ñu jiital la pour que nga taxaw parce que aussi dafa doon loo xam ne aussi. mais Seydina lii du lu bees ci yow aussi. sànq maa ngi la koy rappeler. nekkoon nga conseil municipal. kon lii du lu bees ci yow kon boo nee ay jeunes ñoo la woo pour nga lii ko pour man lu nekkoon ci yow la. loo mës a bëgg peut-être c'est le moment non xam nga peut-être dafa doon wokkatu bu dajeeg gestu oui. ñu koy gestu bi suñu salaire yi nga ci gestuwaale moom non fu may waxee man nag seen naa pël bu dégg olof nga man nag wokkatu bu dajeeg gestu la xam nga lu tax parce que déggoon na sax dama ko togg di ko imaginer xam nga kër man conseil municipal yi bu ma sa doon dama lay wax mooy lépp pour mu def ci engagement laa ko daan defee au niveau de Kër Massar tey jii ñi dëkk Kër Massar ba sax peut-être mën nañoo xam Seydina Omar ndax mës naa xam ci lii mais ku dem ci zone 10B bu Kër Massar ba ñu koy njëkk a créé xam na ma fa ku xam ci wàllu ASC ba ci sax ci wàllu politique bi ñu bëri xam nañ ma sax waaye dafa am loo xam ne dafa toll woon jamono dama jëloon lépp teg ko ci suuf mais tey jii dafa am ay jeunes yoo xam ñoo taxaw pour fas yéene yee li doon nelaw ci man te je pense bien que yee nañ ko léegi nag ñoom porté nañ ma ne dañu bëgg ma doon seen candidat parce que kóolute lañ xam nga lan moo tax mu am solo. li ma wax nii. parce que ñooñu man maa leen jiite woon ba ñu nekkee ASC Darkase gi. xar ma ñëw caution bi il faut nga ñëw. ñooñu maa leen jiite woon ba ñu nekkee ASC Darkase gi. c'est na amul caution. ma nekkoon président ba eggalil foofu njëkk a yóbbu ASC bi jaune. tey jii sax bu fekkente ne vérifié nañu. récépissé bi nga xam ni moom lañ demee jaune tey jii sama tur moom moo fa ne. eggalil foofu affaire Seydina yorul. sama waaw doon may tuuti màggali foofu. sama tur moom moo fa ne. tey jii bu fekkonte ne ASC bi. moo tax gis nga dafa am solo àdduna boo jëflante ak ay doomu aadama. xam nga foofu la ñu wutee ak tubaab yi.
gis nga tubaab yi tey ji balaa ñoo laa fal dañuy def si yow enquête de moralité et de personnalité. et de personnalité laaj fi nga mës a jaar est-ce que mosoo faa luubal dërëm boo fa luubalee dërëm bu doonee tarfal atelier yi mënoo musa waaye ne ba aspirer benn fonction mënatul ne waaw. ji a fait que man ASC Darkes gi yore naa ko amul benn dërëm bu mu fa mës a luubal moo tax tey jii bu ñooy wëlbati ko wax ne sa njub sa yarute ak sa bëgg gox bi moom moo tax ñu bëgg laa jiital kooku dafa doon loo xam ne lu ñuy saluer la man en tout cas noonu la quant à nag li problème caution bi quant à nag problème caution bi xam nga dafa am loo xam ne nii politiciens yi foofu ñu xoolaat ko 15 millions. gis nga politique waruñu koo jël rek moomale ko borom alal yi maanaam boo deful alal rek doo politique xam nga 10 millions ci la toll woon tey ji yóbbu nañu ko ba 15 millions mais waroon nañoo mën a bàyyi xel candidat yu mel ni ñun parce que ñun suñu askan moom moo ñu porté mais ña ca des ay parti politique ñoom ñoo leen concerné ñoo leen porté kooku bokkul tey jii boo nee 15 millions joxel ko benn parti politique mais parti politique boobu mën naa représenter l'ensemble des 557 collectivités locales ci 15 millions mais man mi nga xam ne nii sama commune kese laa bëgg a compétir nga bëgg maa fayloo 15 millions mais kooku rafetul au moins mën nañu wax kat yow mi candidat indépendant nga da nga taxaw pour compétir te sa commune kese nga war a compétir ay liween joxel 2 millions wala 3 millions mais imaginez man mii ñu bëgg maa méngi rek parti politique yi nga xam ne dañuy représenter l'ensemble des collectivités locales yi nekk ci biir Sénégal xam nga loolu dafa rafetul non bàyyi non foo mu leer fi mu ne nii bloqué leen leen ñoom ñëpp. léegi yow da nga bàyyi wala da ngay continuer. non c'est que ku ma xam waaw peut-être yow xamoo ma ci sama engagement ci wàllu politique non xaaral ma jóg peut-être xamoo ma sama engagement ci wàllu politique peut-être xamoo ma ci yu bare waaye ku ma xam na ne caution bi bu ñu ko defoon 100 millions sax du ma teree bokk ci élection d'accord loolu leer na léegi nag Seydina ci sa bàyyil. Cheikh Niass lay jox salaire. génnal sa xel ci Cheikh Niass. non xam nga da nga porté. xam nga noonu Cheikh Niass xam nga. déglu ma xam nga waxaar ma lekkee suñuy salaire. waxaar ma leeral foofu. fexeel ba laal xam nga mais même ci le plan. moralement sax xam nga lii c'est pas xam nga dompot sax. ci sot la bokk ci sot la bokk. dëgg la. te man dama am kilifa dégg nga wax lii bala ma ci dugg dama waxtaan ak sama yaay mu ne ma jox naa leen diggal. audio bi ma envoyé sax bu mënoon naa ko teg léegi ngeen gis. dafa ne ma lii bu yàgg ko waroon def parce que yàgg naa xam sama engagement au niveau de Kër Massar yàgg naa xam ni ma yàggee taxawu. waa surtout sama localité. d'accord yàgg na ma wax ni lii yàgg na ko def sama kilifa tàggu naa ko jox na ma ndigal. léegi nag Cheikh Niass. lu mu nekk xale mais mooy sama kilifa ci kër gi. gannaaw Sidi moom la de. sama salaire de boo ko laaj. waxtaan naa ak moom. am na droit wax ne dinaa la jàppale. comme yow ni nga amee droit wax ma di nga ma jàppale ak bëti parce que quoi qu'on dise tamit. bien que dama engagé wu ci wàllu. communal bi waaye tey jii candidat bu ñu tegoon ñaari candidat yi nekk Kër Massar. yow la ñuy man ngeen di wote dëgg la léegi nag ci bi ngay commencé wax da nga wax lu am solo da nga ni li tax li la motiver ba bi la jeunes yi woowee nga ànd ak ñoom da nga gis ni Kër Massar Nord. seen gox mi ngi ci guuta goo xamante ni buñ ci jógulee kanam la jëm. logique loolu nag dafa xaw a attirer sama attention. ma bëggoon rek nga wax ma manquement yi fa am ak lan moo tax nga tiit ba ni gox bi foog ñu taxawu ci balaa muy ëpp loxo. yaa ngi wane sànq ñu ngi wane sànq image yi. si waaw maanaam mooy problème mu inondation. boobu la doon def ay visite de proximité waaw dama doon def visite de proximité parce que ndox mi keroog ba mu wàccee. dama tëdd sama kër ba si yàgg sama xol mayu ma ko quoi. ma ne foo mu dugg masawu askan wi. par rapport ak jafe-jafe yi nga xam la ñuy dund ci wàllu inondation c'est-à-dire que nag mënuma daj fépp parce que Kër Massar dafa yaatu mais fa nga xam ne di jot naa fa mën a dem naa fa masawu naa population bi da nga faa joxe ay moto pompe wala man awma moto pompe bu ma joxe kon da ngaa ñëw rek xool leen daal di ñëw naa masawu leen jooy daal di non jooyu ma sax mais ñëw naa sedd na xol fajul góom mais sedd na xol Seyda déglu ma politique nag il faut ko yor saa dooma may mu tontu ma dama may mu tontu après mu ñëw mu tontu ma ci yor boobu nga wax noonu xam nga suñu problème d'abord mooy problème inondation loolu moom wër na Sénégal béti non surtout Kër Massar la ëppee non je veux dire Kër Massar bi ko inondation yi def ñëpp xam nañ ko quoi laa bëgg wax mais tey jii bu la yàlla defee nga dugg biir buun wala nga jékki-jékki dem côté Parcelles Assainies bi nii
dugg biir Daaru Miset maanaam ci côté Kër Massar Nord. waaw dama dem côté Kër Massar Sud. mais da ngay yéemu ci yàlla. lu tax ay nit ñoo xam ne ñu ngi dund ci biir ndox. c'est à l'image comme ni nga ko waxee rek ci dëkk bi. waaw te loolu nag état bi da cee am benn part de responsabilité xamul tax. Kër Massar donte le am na ay villages yu ko constitué. mais li ci ëpp waa Parcelles Assainies ñoom ñoo ko géré. tey jii boo demee Kër Massar kese ngay gis mu am ñaari Parcelles Assainies bu Malika. Parcelles Assainies bu Kër Massar Jaxaay. ok te parcelles yooyu li amul ci benn boo xam ne gars yi dañu ko assainir. et pourtant population bi ba ñuy jënd seen i kër dañ leen waxoon ne parcelles yu ñu assainir. ouais. dañ leen di dëkkal. comme son nom l'indique. dem naa Parcelles Assainies Jaxaay rencontré naa fi population bi xam li ñuy wax ñoom. dañ ne ñoom mënuñu comprendre lan moo tax waa SNHLM arnaqué leen ñoom ñoo ko wax man waxuma ko xamu tax parce que nee nañu ba ñu doon dem di verser seen xaalis dafa am benn 500 000 francs. boo xam moom lañu doon verser pour assainissement. te ñëw nag ñu ñëw dëkkal leen foo xam ne ni amul assainissement tey jii bu fekkonte ne Parcelles Assainies def na li ko war kon je pense bien que même Kër Massar même bu fekkente ne am na problème inondation kon du ko am. mais ñoom lu tax topp ñu SNHLM. état waxtaan na ak ñoom naan topp lañ leen. parce que mais ñëpp. c'est que man dama xool sa vidéo bi. ana sa staff yow kese laa gis ngay dox. lu tax lool. yow yaa ngi dem pour loolu kay politicien kay boo jóg war nga ànd ak gaay. déglu li ma la sànq. waaw. dama ne la man lii ba ma ko doon def nii. waaw ndox mi dafa sebet rek ma dégg ñuy coow. ndox mi ma xëy jékki-jékki daal sol samay daal dem. et puis dafa am loo xam ne ni aussi. man c'est-à-dire que bon c'est intéressant. waaw dem ak mbooloo. waaye man dama bëgg indi lu bees au niveau de Kër Massar. mooy muy la ba tax ne lépp loo xam ne nii sama mbokku politiciens ñoo ko doon def. dama bëgg xaw koy démarquer tuuti. rupture nga bëgg indi gaay yow daal da nga bëgg a nekk Sonko bu Kër Massar. rupture révolution. c'est-à-dire que dama bëgg xaw a démarquer tuuti. kilifa daan am. c'est que xam nga. lan ngay proposer lu bees c'est bien dem seeti ji saa njóogu mbeng. ah mais li ngay def nii. moom la politicien def yaa ngi nii di xuus. waa xaaral ma ñëw rek c'est-à-dire que dem seeti ji saa njóogu mbeng. waaw est-ce que dafa jar. yenn tintamarre yi quoi. est-ce que war naa jar yenn mbooloo yi. alors que yow ak saa njóogu mën nañ toog waxtaan. ba nga xam ne man Seydina Omar Sestina la. mais yenn yi xam nga des fois lan moo koy waral genre politicien ne diw am na mbooloo. alors que ça c'est pas important ñun li ñu motiver du loolu. ñun li ñu motiver. mooy fexe ba fekk askan wi ci lu ñu ne génne leen si jafe-jafe yu ne. te loolu mais la moom ngay moo nekk si proposer ñun. comme solution pour Kër Massar. d'abord Kër Massar. waaw dafa laaj liggéey. liggéey trop. tey jii fileeg inondation baa nga fa. boo nekkee maire mënoo faa liggéey lu nit ñi mën a teg bët. parce que problème inondation yi bu boobaa moom moo koy mëtt. kon li ñu mën a def d'abord mooy fexe ba quartier yi nga xam ni ndox mi da koo nangu. ay la yéwén ñu fexe ba loolu mu jóge fa. te état bi mën na ko. mais li ñu gën a metti rek mooy politique bi nga xam ne moom la gars yi bëgg def ci wàllu inondation bi Omar. imaginez Macky Sall daaw dafa wax ne génn nañ 15 milliards. def ko ci wàllu assainissement au niveau de Kër Massar. ñu dawal ci 4 mois 5. Omar Gueye miy jëwri ji nga xam ne la ñu dénk wàllu ko miir yi ñëw fa daal di fay am am nemmeeku. waaw nee na mu ngi rafetlu taux exécution travaux yi. ne fu mu toll nii taux yi bu fekkoon ne ci 100% la. exécuté nañ ci lu toll ci 98%. waaw fin mai bi juin bi début juin. mu wax ne travaux yi li ci des 1% moo ci ne. tey jii Sénégal layul sax Kër Massar ñëpp génn nañu. voilà c'est-à-dire que il faut que aussi. mais c'est-à-dire il faut que aussi. ñoom kilifa yi aussi ñuy joxe. sëy naa ne ñëw nag. ñuy joxe. waaw parce que man sëy naa c'est que damaa bëgg ci 2 minutes yi xam nga que critique c'est bien mais c'est que yow loolu looy proposer. jeunesse Kër Massar. looy proposer waa Kër Massar. nga xamante ni sa programme. bon lan ngay proposer quoi yow. parce que bi nga toogee gis ni yàqu na ak yooyu lan ngay proposer. du ma ñëw d'abord. sa programme ci 2 minutes tënk ko. un programme waaw. boo xam ne li ko tax a jóg mooy développer Kër Massar mais du ma ñëw fii di ko étaler parce que j'ai des adversaires yoo xam ne ñu ngi may suivre. mais ce qui est sûr et certain. mais ñiy voté ñu ngi lay xool. xaaral ma ñëw rek. ce qui campagne bi commencé gul c'est intéressant mais ce qui est sûr et certain. mooy que bu fekkente ne waa Kër Massar bëgg nañ lu bees. parce que damay attirer seen attention ñoom waa Kër Massar. que fi mu toll nii. beaucoup de politiciens jóg nañu. gox boo dugg ñu ngi dajale groupement yi.
di leen jox ay 25 000 francs ki 30 000 même francs Kër Massar Nord googu am na dugg ci biir ASC yi di leen pégee ay mayo waaw Omar Gueye bu fekkente ne liggéey askan wi kese moo la tax a jóg te utloo ci benn intérêt est-ce que war naa tax may toog ak ay groupement di leen jox 30 000 40 000 francs pour ñu woteel ma non ndax nañu waxante dëgg rek bu fekkente ne yow liggéey askan wi kese moo la tax a jóg laa est-ce que war naa tax ngay dajeek ay groupement féminin wala nga dajeek ay ASC di leen jox xaalis pour que ñu woteel la xam nga loolu lu muy tekki mooy jox naa leen 30 000 francs jour vote bi woteel leen ma toog ca mairie ba dootuma leen rendre compte boo gisee tey ji maire yu bëri toog population bi naa ni gis ñu seen bopp c'est parce que ñoom maire dañ jàpp ne bañ leen di campagne dañ leen di jënd kon démarche boobu damaa bëgg gaay bàyyi sax li ci des aussi mooy ñun en tant que jeune dëkk Kër Massar màggee Kër Massar am nañu programme bu fiable boo xam ne ni dañ ci fas yéene sukkandiku pour développer Kër Massar te bu ma ko waxee daañu ko gëm parce que ñun développer Kër Massar moom moo ñu tax a jóg. Omar ñi ngi jeexal ah. ñi ngi jeexal peut-être appel bi ngay lancé par rapport mouvement yi bari na foofu amoo leen doole. punkal yi moom am nañ xaalis mooy ñi fare ci pouvoir bi opposition bi 15 millions du seen problème. mais est-ce que jotul mouvement yi foofu ngay tëjee ngeen ànd doon benn mais wala da ngay ubbeeku ba ci politique yi parce que aussi tamit dàqoo ànd ak waa APR yi. non xam nga aussi. muy APR. xam nga. teg ci gars yi nee na maire importé la parce que dëkkatul Daari Misel. dëkkatul Daari Misel. tuxu na. li mu sikkee gars yi quoi. ay ñoom Amadou li ak ay Assane Diatta du kaso dëkk. xam nga Kër Massar bu Diatta gis naa ko Kër Massar. mais ñooñu bi nekkee département la leen xam nag bizarrement man loolu ma def problème. non xam nga ñooñu ay Amadou li ak man bëgguma di tudd ay tour mais am na si ñoo xam ne bu fekkee man de maa leen di tudd. xaar rek bu fekkente ne am nañ seen teranga man ba élection locale yi amee waaw lañ leen tàmbalee dégg bu fekkee ne Kër Massar am na ministre tey jii ministre boobule bu ñu ko tàmbalee dégg c'est parce que tey jii lañ ko parce que élection tax locale moo tax ñuy dégg te et puis li gën a paradoxe ci ministre boobu ngay tudd tey waaw sa temps de parole jeex na nag. waaw fiteel foofu. li gën a paradoxe ci ministre boobu ngay tudd tey imaginez tey jii nga nekk ministre du commerce chaque jour nga dugg ci ay kër di leen jox ay soble ki pomme de terre au même moment tey jii ñun borom kër yi bu ñu duggee ci biir boutique yi boo jëlee 100 000 francs dugal ko ci biir boutique ba boo génnee yaa ngi jooy ndax yokk gi nga xam la ñu yokk njëkk yi kon loolu dafa doon loo xam ne doy waar mais l'essentiel ak lu ci mënta am population bi ñooy mën a juger man nag du ma maire importé comme ni nga ko waxee Daaru Miset fa laa yaroo fa laa defee suma lépp mais da ngaa tuxu mais kenn ku nekk ci yow ñaan nga toll foo xam ne nii da ngay tabax sa kër ba mu jekk nga dem dëkk fa waaw kenn ku ne yaa ngi ñaan yàlla nga dëkk sa kër baay yàlla may la teraanga nga tabax sa kër ba mu jekk nga dem dëkk fa man tey jii bu ma jógee sama kër papa damaa dugg sama kër bopp lu yëguma ko sama njaboot laa fa nekkal mais terewul sama kër baay ak sama kër ndey chaque jour maa ngi leen di gis loolu ci am solo macha allah li ci des nag mooy maa temps de parole jeex na ngi woo mouvement yi nga fi tudd sànq xamal leen ne nekk ci gox ñu lay woowee monsieur le maire te boo génnee ci mbedd ma kenn xamula ko amul sens waaw temps de parole jeex na am ngeen candidat bu taxaw ñoom mouvement ak parti politique campagne pour sa temps de parole jeex na Seydina leen di talal loxo waaw pour que ñu yóbbu boot sama Seydina wax dëgg yàlla ñu génn kër ma jafe-jafe yi mu nekk jamono kii maire bi inondation bi waaw bi may la Seydina Omar Ba yow jaajëfal bu baax a baax les nouvelles voix de Kër Massar noonu la engagé ku politiqueul ñu politiqué la ça c'est vrai mi ngi noonu te tout est politique dans la vie même émission yi ñuy def sax c'est de la politique ku ne ak ni nga koy defee kon di la jaajëfal bu baax a baax di la gërëm di fàttali ni fi ñëpp di toogee rek nga fi toogee c'est ça démb Kona moo fi toogoon te yow la suba keneen comme tribune bi dafa yaatu pour ñëpp ñu lay jaajëfal di la gërëm bu baax personnellement nag sa témoignage bi may def ci moom mooy kii bi may nekk réew mi la ma njëkk a fekk Liberté 6 ne ma ñëwal Walfadjri ma ne ko fee dama fa am contrat te contrat boobu jeexagul tey ma ñëw Walfadjri bis bu ne heure bu ma def ci revue de presse wala journal du ko waxee feneen day ñu daf may woo ba ci bureau mu Omar nii waroo koon wax waroo koon def te man loolu laa bëgg maa ngi lay jaajëfal bu baax jaajëf man moom dama seede boobu nag war moom aussi béti war na ko wax non kenn seede waaye sëy naa temps bi dafa jeex quand même buñ paree seedeel la ko ci biti xaaral léegi la wax may ñu béti sama booy la maa ko tàggat waaw
ma wax leen ni maa ngi woon rédaction bi may ñëw Walfadjri maa ngi woon rédaction di dem reportage comme journaliste yi li ñuy def dàq ñu ma ko voilà yaa ma dalal oxygène. mi ngi noonu sant yàlla en tout cas Omar maag yow démb la du tey début oxygène ba léegi bu ma toogee fii di ko wax du jeex jaajëfal du wàcc parce que wàccam jotagul na xaar jaajëfal nañ la bu baax a baax pour la première fois lu ay di njàmbat def 34 minutes te yow yaa ko waral ñu ngi la koy ñu ngi lay jaajëfal bu baax